ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store. jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di rafetlu teewaay bi di leen massa coono comme ni ngeen ko waxee li waral teewaay bi fii lenn rek la yéen ñi teew fii yéen a wax bind wala ñenn ñi ñoo wax bind ni combat bi ba léegi officiel agul bi ñu toogee nag xool loolu gars yi yéen a ngi waxtaan ci seen biir ne yéen a ko def di ma wax man lu ma xam mu siiw donc bi ko gars yi bindee wax ko mënoon nañu sax xaar tuuti bind CNG ne ko dañu bëgg a def suba face to face Siteu Papa Sow mu nangul ñu ko ñu toog ba mu des weer wala ay temps ñu daal di koy def mais pour libérer tout le monde pare ci lii dem jàll ci leneen la ñu gis ni jaadu na rafet ñu régulariser ko ñu dem jàll ci leneen loolu moo waral teewaay bi tey. xam nga boo xoolee combat bi dañ ko monté am na ay weer bi combat bi monté woo am leneen lu judd muy exclusion wu Papa Sow ci écurie Fass muy benn charte deuxième charte bi mooy pour que Papa Sow mën a bëree il faut que mu am écurie pour door a mun a am licence ñu tuddee ko affiliation ak leneen xëy na les termes ne manqueront pas à l'intérieur ah ci la ñu ñoom organiser seen assemblée générale def seen PV déposer ko ministère de l'intérieur créer seen structure yàlla alhamdulilahi rabbil alamin loolu lépp passé nañu ko ñu gis ni nag jaadu na ñu daal di woote régulariser lépp dem jàll ci leneen daal loolu rek la amul leneen. ñu gis combat bi bokk na ci combat yi gën a rëy ci saison bi taxaw ko est-ce que taxawal ko yomboon na. waaw yomboon na parce que pour être honnête bokkul woon ci suñu plan Tapha Tine la woon ak Ama Baldé ñu waxtaanoon ci ba juboo ba dara desul lu dul joxe avance yi am na ci journaliste yu teewoon ci kër ga côté Ama Baldé changé d'option ñu nangul leen ko di sant yàlla it que toujours li ñu koy ñaan rek mooy lépp lu ñuy am na doon lu gën ci ñun lu gënul ci ñun bu mu na ko jox waaw ci loolu la ñuy sax di ko ñaan te di ko sant it ñu ngi gis ni mu ngi koy defal loolu mu indi bi loolu amee suma doomu ndey xam nga ñun dañu regroupé wu ci association nationale des promoteurs de lutte donc ci la ma fàllu ne maa ngi doon dox Siteu Papa Sow président ndax doo ko jël ma rafetlu ko trop mu woo moom fàllu woo père ba ne ko jox na ma accord donc combat bi ci 2 heures de temps la taxaw waaw lu vraiment musuma taxawal combat bi. mais officialisation combat bi amu ci benn retard lan la combat bi taxaw na ñoom li ñu warloo ak ñoom def nañu ko on passe à l'acte administratif rek amul leneen li ay formalité la rek am déet waaw non c'est-à-dire que il faut aussi que nga comprendre leen na combat yu ci bari comme choc yi dañu koy monter bu ñu demee tey mënoon naa bàyyi ba làmb ji des 21 jours ma ñëw 2 semaines ku am na combat yoo xam dañu jéem ko régulariser ma ñëw régulariser ko mais j'ai vu que nii je dis bien Mbodj bind na ci keneen bind na ci pour libérer tout le monde dafay jaadu rafet ñu libérer leen yéen ñëpp waaw xamal leen ni bis sàngam danañu bëree combat bi mu jeex man ma dem def leneen daal ah. mais innovation bi. non dama leen waxoon bi ñu dajee ci hôtel bi que amul luy gratis xam nga loolu wax la marketing la c'est-à-dire que aujourd'hui man je suis avec des partenaires ñoo may jàppale pour mu tëgg làmb am na noo xam ne bu ma ko organiser làmb bi mën ngeen ci gis sax lenn loo xam ne du leen neex yéen mooy que ni tey bu ma jëloon Siteu Papa Sow def ko ci fii ñu ngi fii stade Léopold Sédar Senghor fu waay neex daal di daw dugg mais finalement c'est moi-même qui crée l'insécurité dans cette affaire-là donc
dafay jaadu ci li nga xam ne man ci laa nekk di ci yëngu ma créer ay astuce bi moom mooy lan ku nekk yéen a ngi ak seen smartphone yéen a ngi ak seen ay ordinateur moom ngeen di liggéeyee day jaadu ngeen télécharger Agricash boo léegi bu ñu bëggee jëflante ci problème mu xaalis wala ngeen bëgg ko jëflante ak keneen vu que sumay sponsor lañ mais ma def ko gratis loolu boo ko indee nga télécharger ko nga daal di dugg sinon boo bëggee bàyyi Marius Ndiaye pënd beeg ma Samba ak ma Demba ku départ daal di ñëw dugg finalement c'est le promoteur même qui est le maître de l'insécurité dans cette affaire là donc am na yeneen du benn bii rek ñu ngi jëmaat ci beneen ndaje boo xam ne c'est beaucoup plus classique ci beneen hôtel lay doon diine lay doon wala leneen lay doon ñu amaat ci beneen taxawaay beneen mbir am na it ay mbir yoo xam ne dina am ci ko ñu Siteu am ci ko ñu Papa Sow yaa ngi dégg wax baax nga fi tax a teew xoolal lu ñuy yabe doomu aadama du ma ko may nit lu ma moom it danaa ko jël waaw man gaynde laa lu ma moom bu dee fit rek yàlla may na ma ko dama koy wekki ji kon CNG moo génn këyit ne bala ñoo def dara dafa bëgg ñu nekk dans les rangs en tant que président des promoteurs je dois être parmi les premiers qui seront dans les rangs loolu moo waral suma teewaay tey parce que faut pas prêter le flanc ñoom c'est une instance dirigeante mais sama ay moroom yi nawle lañ ndax dama leen war a may bu ëllëgee bu ñu toogee ci kanamu taabal ji bu ñu waxee man du ma wax réew mi ku wax ma wax dégg nga ma loolu rek moo ko waral joxante nañu cër trop on s'autocomplète mais suñu génnee seen ay directives dafay jaadu nekk yoon ñun ñu respecté ko malgré qu'on a des rapports yu baax yu am solo mais nag nañ leen respecté charte yi CNG teg waaw bala ñu fi jógee danañu jox manager bu nekk convocation suba ñu xam mbër mu nekk suba ban heure lay ñëw. bon moment la boo xam ni c'est un show c'est un méga show il y aura la présence de Pape Diouf il y aura Ngaaka Blindé il y aura Diamant Express il y aura les troupes folkloriques et autres là du dëgg il y aura ça sera une tribune aussi pour mes partenaires de délivrer leur message. Ça sera aussi une tribune pour Pape Abdou Fall. noonu waaw donc day jaadu mu doon tribune Pape Abdou Fall aussi commencé woon nañu ci A xëy na doon jëm Z xëy na defagum nañu A B C ça sera l'occasion de vous dire que ni F ak li ci tegu lii ak lii lay doon date sangam lay doon nii lañ ko bëgg a defee ak nii lañ koy defee waaw loolu la. ñun duñu ay amateurs ci li ñuy def de dégg nga. Nous ne sommes pas des amateurs ci suñu ay domaine d'activité du tey la ñuy door a organiser grosse affiche waaw Modou Lo Gris Bordeaux jaar na fi Modou Lo Lac de Guiers Siteu këca des guy gi Boy Niang Lac de Guiers Boy Niang guy gi jaar na fi Boy guy Garga yi jaar na fi loolu lépp donc ñun bu ñuy jóg dañuy jóg avec la grosse artillerie voilà. ñu bare gi laaj sa mbokku naar yi ndax dinañ ñëw. mooy xorom si mooy ndax géej gi am na ndox yow. waaw. maa ngi leen di fay. di la laaj di jiitu mooy lu sabab jotaay bi tey. li koy sabab mooy bés bu mag bu ñuy waajal ci diggante Siteu ak Papa Sow ku ne xam ne taxaw na mais li taxaw ci bitti moom mën nga ne taxawul waaw ndax nag pour mu taxaw dëgg mooy foog mu officiel. ñëw nañ nag fii nga xam ne mooy CNG pour combat bi ñu régulariser ko bu jàllee nag lu la neex def xam nga def nañ face à face bu njëkk CNG ne bu mu amati combat bu ngeen régulariser tul bu ci kenn def face à face ñu ànd ci ak ñoom ndax waxtaan yi neex borom kër te ñoom lañ dénk léegi nag ñu bëgg bu ñu fi jógee tey promoteur bi foofu ñu woo ñu wuy si ko lu mu ñu def loonu def ko loolu moo sabab suñuy jataay tey bi ma ñëw indi naa ko. Papa Sow moo desoon ndax écurie bu bees bi mu sos moom it li ko waroon def na ko ba it licence am nekk na en règle loolu moo waral tey ci la ñu war a taxaw nag pour mën a promoteur bi jëndoon na licence yàgg na kon ñu ko séq ñëpp daal nekk nañu en règle loolu moo waral tey ñu war a ñëw pour officialiser combat bi. waa xam nga Siteu la ma ko waxoon rek dara mëntu la yomb ci moom mënoo di laaj yenn kase yi ba pare di tànn adversaire loolu wax naa ko moom biir néeg
kon li ko war rek mooy yokk dooleem xam ne dara mënta yomb kon mënoo daanu seetaat lu woyof naan moom laa bëgg a bëreel et puis beneen bi mooy mënoo soxla Papa Sow yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci mënoo soxla Ama Baldé yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci Ama Baldé daan Papa Sow ñu jox la Papa Sow ñu ne risque la kon kay ñu ne bi ngay laaj Ama da ngaa sob dégg nga baax na jërëjëf. li ma la mën a tënkal mooy jëluñu combat bi pour daanu buñ ci xalaatoon daanu duñ ko jël xalaat nañu ne dañ cee war a jaar dem witi leneen ba adversaire beneen bi ñu war a jël sax ñu ngi ciy xalaat ak def suñuy jàngat waaw buñ jógee ci combat bi c'est juste pour won la rek ne la xalaatuñ ci daanu te buñ gëmutoon ne mën nañ cee génn duñ ci dugg donte champion la nag sportif la. xam nga ku bëre lu jege ay 30 combats miin nga bés ndaanaan la mbër la mu ñëpp respecté mais daal combat bi ñun am nañ ci yaakaar bu baax te xalaat nañu ne yàlla dinañu ci may ndam. waaw xam nga nag Siteu moom ñoom sax léegi xale yi tooñ ma naan yaay papaay tar ci ndaa yi mais li ma la ma xamal moom toujours ay mbiram day bette moom xam naa ne daal xam indi na fi doo 100 francs indi moom lu ne lay indi bii nag xaw ma ci lu mu ne nag pour dire vrai pour wax dëgg rek. même daal xam naa ne moom toujours mu créé surprise moom beneen affaire la ndax moom lu ko yàlla defal la du hasard yéen ngeen tuddee ko le phénomène xëy na suba mu indi beneen slogan loolu moom xamunu ma ci wax dara xamaguma ci dara daal waaw. question bi ni nga ko tënkee dama ci àndul da ngaa jël violence solal na ko mu mbubb nun sol nun loolu laay lànk la ma bëgg a dégg mooy violence bi ci arène bi te léeg-léeg sa waa kër yi bu ñu bëree dina am comme ni muy amee ci ñeneen su boobaa nga xam ne c'est général loolu nag solution la ci ñëpp war a wit yëfi ñëpp la ndax benn bëñ dafa war a fonk te weex ñu bëri dañuy dund làmb mais du ñëpp ko bëgg bi violence bi amee ci àll say ñax jariñu ku ne ngi wax ba sax man boo see sortie yi ma def dama naan nañ fàttaliku AS Pikine bi muy dajee Casa au moins pour tempérer ñu xam ne violence bi ci nawetaan yi fépp la am mais duñ jël làmb ci rek ne violence moo waral sponsor yi daw loolu dañuy wax rek violence am na ba ci assemblée dañuy xeex ak def lu ne. nañ bàyyi loolu li am solo nag mooy nañ defaraat toogaay bi xam ne boo ne woon dañuy xeexi kenn du ñëw li muy làmb la sport la nañ ko rafetal tey mbër mi bu la yàqalee sa làmb xëy suba liggéey moo xam liggéey bi muy yëngu yow nga xëy def lan kon nañ defaraat entourage bi ñiy entouré xale yi képp kuy yàq bul nangu mu jege la ndax làmb nga am bul nangu ñu yàqal la ko loolu conseil la bu ñuy jox ñëpp man même bu dul sama waa kër su ma gisee nit ñi xeex ci tribune damay am lu ma naqari ndax man damay dund làmb dama ko bëgg man su ma sañoon benn làmb du yàqu bañ naa ko ba ko attaqué làmb ma dal ci sa kaw gis nga entrepreneur bi doon defar stade Demba Diop danañ ko attaqué ci ay émission ba mujj day mujj naan Malick Thiandoum sa kii dafa may attaqué ndax booba daf ne synthétique bi bu ci mbëri tuusee yàq ci du dem 10 ans ma ne ko dañ ko war a nangu jox ko keneen contre ma ko mais c'est juste man ku sànni xeer làmb rek ma dal ci sa kaw ndax man pour man mbëri dama leen a jaboote te it na ku ci ne li nga yaakaar ci làmb da nga ko war a am man làmb dama koy dund bu ma sañoon ko takk ngemb jariñu kon violence bi man maa ko gën a ñaawlu bu ma sañoon du am su làmb jeexee ñuy romb nit ñi di dóor oto yi di këf sama xol bi day jeex bugguma mu demee noonu stade Iba Mar da nga daan gis cordonnier yi bu làmb amee ñuy tëj ñuy jëli xeer te ñooñu làmb sax yitteelu leen làmb ji yëkkatu leen mais ñiy gàmmoo ñiy raas dem bokkuñu loolu la ñuy def ci nawetaan yi di ko def ci lépp kon moo lay wan ne raxas la ñu war a def rafetalaat mbir mi yaraat xale yi ñoo xam ne violence bokkul même ci sport même réew mi soxlawu ko loolu moom dama koy ñaawlu fii. waa xam nga dafa jege gawuma mu génnaat mais li ma la wax rek MMA foog nga gaaw foog nga mobile moom sa yaram ndax sport de combat yëpp la ñu boole def ko benn discipline kon moo lay wan ne boo mobilul gaawoo doo ko mën a réussir mais nag sama xam-xam bëriwu ci loolu sama xalaatu bopp la rek mais làmb moom xam naa ci tuuti xaw ma ci lu bëri mais xam naa ci tuuti xam naa ne boo woyofee bu ñu la këfee mën nañ la yegg fu la neexul bala ngaa xalaat ñu daan la moo waral ba nga waxee loolu may la nag fee dafa woyofoon foog mu jël poids pour mën a taxaw ci ay tànkam bu ko defee li mu bëgg a liggéey mu liggéey ko loolu nag ñu ngi ciy liggéey te xalaat naa ne bu ñu demee ba la 5 bu sumee ko danañ xam ne liggéey nañu incha allah di ñaan nag suñu borom may ñu ci ndam. waaw mais li ko waral xam nga keroog yaa ngi dégg bi ko journaliste yi laajee seen mbokk yi bi ñu ko laajee Siteu mooy leen tey face à face andiwuma dañuy présenter affiche bi mais bu ñu tollee ci face à face lu ngeen ma laaj naa leen ko wax kon xam naa ne suba déglu leen ko rek moom borom yi bagage la de borom yi bagage la. nag di woo ñëpp rek ñu defaraat toogaay yi jàpp ci làmb
toog naan làmb dee na loolu wax bu yàqu la làmb demande sociale la war a doon ñëpp ci war a dugal seen loxo ndax bu njëkk ba juróom-ñaari écuries la war a juróom ñoo am ci Sénégal léegi ngay tudd ay 100 et quelques écuries 150 wala 160 écuries kon ni nawetaani mel loolu la làmb mel kon bu làmb ji mbëri bëriwuñ mën naa yàq lu bëree bëri kon na ci ñëpp dugal seen loxo te état bee ci war a jiitu jërëjëf. ñu ngi leen di delloo ziar di ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi li ñu fi indi mooy xam nañ ni comme dañoo association bu bees la ñu sos indi nañu sunu papier yi ñu war a affilier yëpp mais daf ci am benn loo xam ni il fallait ñu waxtaane ko pour mën a finaliser loolu moo ma fi indi waaw. waaw loolu c'est interne ak CNG bi loolu moom c'est du affaire bu bëre mais ci affaire administration la. xam nga gone gu juddoo Fass màggee Parcelles ñi la wër dëkk juddoo ñaari tali ay pression ak yooyu moom c'est bon ñu yóbbu ko fële waaw soo presque li ko dese ci làmb li ci des waxuma ne tuuti na mais bëriwutul boobu bëri mu ngi ci presque est-ce que amul 40 combats wala un peu moins de 40 combats am ay plus de 27 victoires parce que victoire yi mu am Dakar la ñu compter mais làmb ju officiel mu bëri ay CRG bu Thiès match ñu fa ak Cheikh Niang doom Boy Niang am fa 4 victoires kenn boolewu ko ci comptable ci victoire yi bu ko ci boolee am na plus de 27 victoires donc kooku du ay pression benn làmb non. ah danañ xam nga kuy bëreeg Siteu moom mobilisation c'est boo nga xam ne ni am nga problème ndax nit ki wax sa baaxu moroom du la wàññi sa baax dara yàlla ci mbër yi mu may mbooloo Siteu ci la bokk mais suñu côté on va faire le maximum ba nga xam ni danañu indi mbooloo stade incha allah. loolu mooy li ma xamal boo nee bu jógee Fass pression te fa la daanoo yooyu jël ngay wax n'est-ce pas. donc kon du génn bi sos leneen du day xëy na day wàññi sax pression donc bu ñu ñëwee par rapport à Siteu ma wax ko waxuma ko keneen wax ko ñëpp xam nañu expérience bi ci côté Paa Sow la nekk jeunesse bi ci Siteu la nekk Paa Sow moo war a def li mu war a def ba bëreeg moom ci li mu ko magee ci bëre loolu mooy. non bu doon Paa Sow la du génn écurie Fass Paa Sow c'est le lutteur de Fass bu juddoo Fass. musul bëgg génn écurie Fass c'est-à-dire xam nga c'est l'occasion qui fait le larron mais bu doon moom rek du génn écurie Fass jox nañ ko lettre il l'a lu peut-être il a pensé que ne moom su defee croix jox leen ko dañ ko koy delloo woo ko ndeke du woon loolu mu am ci xëy na incompréhension boobu loolu la mais bu doon moom rek du génn écurie Fass non c'est pas xam nga mieux vaut tard que jamais lu jot rek yomb. parce que xam nga relation personnelle ak waa Fass bon moom moo koy dox man xaw ma relation yi ma amoon ak ñëpp moom laay garder ak ñëpp c'est-à-dire respect moo am sama ñeeme par exemple si je prends le cas du président Abbas Ndoye mais ñeeme wax ne Abbas beneen moo budul Abbas nit ku baax loola ma woon ñeeme wax beneen moo ci Mbaye Gueye lu nit ku baax loola ma woon mais le reste nag non am na commentaire xam ne du ma ci dugg quoi je préfère ne pas en parler parce que man maa sut loolu. pression ci ñi lay dal pression day dal ku un bleu day dal un poltron xam nga la couardise moom est une maladie qui ne se guérit jamais mais bu nekkee bañkat nga xeexkat nga génnee nga yooyu moom vraiment du ay il viendra mais très relax bëri li muy bëri day ñaan yàlla mi joxe ndam yàlla may ko ndam. waaw ñun parce que non xam nga Pape Abdou Fall aussi ñoo dëkk suñu nawle la. am na xam du ko tëgg ba pare ñu bëgg toog naan ay jël nañ xaalis nañ toog non on va faire le maximum pour demain nit ñi ñëw en masse ñëw foofu mais pour mu nekk spectacle parce que nag en attendant ci li xew Papa Sow Siteu la moo fi affiche bu mag leneen amu fi ci li wóoragum Papa Sow ak Siteu moo fi nekk affiche donc il faudrait que suñu côté ñun ñu xataraayu def le maximum mais pour liñ ci war a def ñu def ko loolu mooy yoon boo ko séqee ak sa nawle bu defee li mu war a def da nga war a góorgóorlu yow sa kéemtalaay kàttan jéem a def li nga war a def on va faire le maximum on donne rendez-vous à tout le monde demain suñu soppee Papa Sow ak soppee Siteu ak ñi bëgg làmb yëpp ñi bëgg Pape Abdou Fall ñëw stade demain mais dans la discipline def li ñu war a def ñëpp après ñibbi. waaw xam nga arène nationale moom même bu nekkoon amul sax barrière acteurs yi bu ñu normalé rek dara du fa am même sans force de l'ordre c'est-à-dire ñun ñoo war a discipliner mbër yeeg encadrement yeeg
ñëpp quoi ñuy tourner autour ci làmb li ñuy wax rek mooy muy sunu camp muy camp wu Siteu ñun Papa Sow kenn mësu ko dégg événement bu am ay histoire il viendra à l'heure def li muy def dans le respect ñuy ñaan képp ku fa ñëw nga bokk ak Papa Sow mbaa nga bokk si mbaa nga nekk keneen lii discipline daal la ñuy laaj pour ñëpp ne ñëpp am discipline bon ñu def ko ci fair play préparer nag le 5 avril incha allah. yow loolu kay xam nga na pas indi avance léegi nga xool man dama café chaque fois di wax ne ku ma fay millions yu bëri sax ma bëreeg sama pap damay café loolu c'est-à-dire bokkatuñu dara rien nañu li absolument rien je dis absolument rien ak Fass absolument rien dégg nga li ma wax dama bëgg nag nga xalaat li ma wax sax ay foo ko indi rek foo ko teg dugal ko foofu foo ko teg absolument rien Papa Sow sax mën na bëri waa Fass bon pour être plus clair Papa Sow mën na bëri waa Fass pour être plus clair waaye déggul ma xaw ma surtout ma kenn j'ai dit clairement Papa Sow mën na bëri waa Fass. waaw comme wax nañ ko fii waxaguñ leen ko mais on va faire danañ indi 5-5 ñëw suba il faut waxaguñ leen ko mais danañ fexe comme noonu la toll il faut ñu ñëw. ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram faits divers people politique wala société ak i tamit ay entretien yu mucc ayib. yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store.